asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk jullit yi sama mbokku taalibe yi waaw seen mbokku taalibe moo fi dellu si waat ñuy eggali waxtaan yi ñuy waxtaan comme niñ koy defee guddi àjjuma ju nekk waxtaan yi ñuy waxtaan si nitu yàlla yu fi jaaroon waxtaan yi ñuy waxtaan si sang bu tedd boobu muy Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu wa sallam ak njabootam ak ay saxaabaam ak ay àndandoom waaw waxtaan yi ñuy waxtaan si nitu yàlla yi waxtaan yi ñuy waxtaan si imam yi fi jaaroon yu nga xam ne ñoo yeesal tey diine lislaam waaw tey jii ba diine bi leer nag nañ si suñu bopp waaw ñu ngi xuus nag waaw comme niñ ko fu ñu yemoon la dernière fois muy si dundu Cheikhul Khadim waaw la ñu nekk di nettali voilà taarix la ñu nekk di nettali histoire la ñu nekk di nettali voilà histoire bi nag ñu ngi koy fënk parce que mbokk yu bëri ñu may laaj lu may wax nii ci ban téere lañ ko bind lii du téere waaw histoire la voilà ay recherche la ay gëstu la voilà yu nga xam ne dañ ko dajale fii yoo xam ne si archive lañ ko jëlee am na yu nga xam ne nag si téere lañ ko jëlee am na yu nga xam ne nag ay waxtaan la si ay waxtaanu mag ñu ko fekkee woon wala ñu ko gën a jege woon temps période histoire bi ñu si wax voilà yooyu yëpp la ñu dajale compilé pour mun a def waxtaan bi waaw ñu ngi ñaan yàlla bis ñëw mu sotti ba ñu bind téere fënk lu ñu wax yëpp ci diggante Cheikhul Khadim ak tubaab yi parce que lu waral sax recherche yi lu tax sax ñuy wax ci waxtaan bi lu tax sax ñuy wax diggante Cheikhul Khadim ak tubaab yi parce que tey lu néew la ñu xam ci tubaab yooyu doon topp Cheikhul Khadim waaw tey histoire Serigne Touba xam nañu ko voilà histoire am moom ak tubaab yi moom ak lu mu naroon fas waaw loolu yëpp xam nañ ko waaye dundu tubaab yooyu toppoon ko mu doon Sénégal mu doon Congo bu mu demoon mu doon après bu mu ñibbisee Mauritanie ak ba nu muy nekkee Njaareem voilà yooyu yëpp ay tubaab la nekkaloon voilà mooy temps colonisation si waxtaan boobu la ñu nekk nag di xuus di waxtaan tubaab yooyu ñooy kan seen jaar-jaar ak lu ñu jotee moom si Zaïre voilà si baatin bi beneen affaire la. waaw ñu ngi commencé waxtaan bi ci turu bismillahi rahmani rahim voilà di jéggalu nag fekkee dafa am ay njuumte voilà maa ngi jéggalu bu baax fekkee nag dafa am mbokku taalibe yu nga xam ne ñooñu sut aloo voilà ñoo fekk ñoom xam nañu lu nga xam ne ñun xamuñu ko ñu ngi ñaan ci seen yàlla ñu ngi ñaan ci yàlla ñu dimbali ñu waxtaan bi mun a lépp lu ñuy wax mun a sell mun a mat voilà mun a tegu ci yoon waaw ñu ngi yemoon ci état bu Libreville waaw Cheikhul Khadim dañ ko yóbbee Congo français waxtaan nañ ko la dernière fois bon am na tuuti juumte lu ma waxoon la dernière fois parce que Congo français mooy actuelu Gabon ak Congo voilà dama juum wax benn mais actuelu Congo la ak Gabon voilà dañ ko xaaj léegi 2 pays mais à l'époque benn pays la woon bu tuddoon Congo français voilà ñu ngi waxtaan nag ci diggante nekkum Xaadim Rasool Libreville tey nag dañuy xuus xam naa wax tuuti ci lu ko jëlee Libreville indi ko Mayombe voilà parce que loolu lu bari tey ji xam nañ ci tuuti ci histoire ci archive voilà lu tubaab bi bind voilà moom la ñu xuus tey parce que bu mu ñëwee gouverneur bu mu fekk Libreville moo doon fekk fa woon gouverneur bon Libreville temps yooyu doon ñu woon wax gouverneur Afrique occidentale française la amoon da ngeen di gis ni sax 1895 dañu fal gouverneur général parce que dëkk bu nekk dafa amoon gouverneur voilà Sénégal dafa amoon gouverneur yeneen dëkk yi am gouverneur waaye 1895 ba ñuy jàpp Cheikhul Khadim juste 2 mois avant ñu koy jàpp voilà ci avril boobu la ñu créé nag Afrique occidentale française ça veut dire que 11 pays la ñu jël dajale leen tekk nag ci loxo benn gouverneur général bu am doole te premier gouverneur bi moo doon Jean-Baptiste Chaudié moom lañ njëkkoon fal moo tax ba ñu àttee Cheikhul Khadim dafa dem rek quelque temps lañ ci teg rek Chaudié ñëw Sénégal voilà moom nag moo waroon appliquer lu conseil privé bi wax ci ñu àndaloon ak Cheikhul Khadim parce que yóbbu nañ ko waaye Cheikhul Khadim da ngeen di fàtte ni àtte bi waxtaan nañ ci ko pàcc yu bëri la 4 daan lañ ko daan voilà yóbbu bi benn daan la waaye ñu mu nekkaloon muy cheikh yooyu muy taalibe yooyu muy mag yooyu àndandoo moom doon tarbiyo ci moom voilà dañu jëloon tamit dogal ñu disperser leen ñu tas leen voilà kooku Chaudié moo ko appliqué Jean-Baptiste Chaudié waaye soo leen ñëwee Gabon ak Congo français temps yooyu amuloon gouverneur général commissaire général la ñuy wax ku ko nekkoon mooy Pierre de Savogna de Brazza kooku waxtaan nañu jaar-jaaru Pierre de Savogna Brazza tey dañuy xuus tuuti rek wax contexte bi parce que kooku gouverneur boobu commissaire général boobu ku baax la woon voilà tey jii
yàlla fay na ko xolam parce que soo leen xoolee France tey jii ñaari nit ñoo xam ni la ñu dogal ni ñaari nit ñoo ko mus a am ci France moom si la bokk la ñu dogal ni dañ leen di verser pension seen famille parce que wàcc nañu liggéey waaye seen famille dañ leen di verser pension à vie kooku général de Gaulle moo ko dogal voilà parce que kooku ku jàmbaar la woon gouverneur boobu la moom la ak Louis Pasteur voilà ñoom ñaar rek ñoo am dayo boobu te da ngeen di gis ni jaar-jaaru gouverneur boobu moom italien la voilà dañ ko naturalisé français en 1875 moo tax courrier bu déparé Dakar conseil privé bi boo xam ni gouverneur par intérim moo ko defoon à l'époque yónnee ko collègue am bu nekk Congo français fekk ko fa woon voilà da ngeen di gis ni lieutenant gouverneur bi mooy numéro 2 bi la fa fekk kooku nag moo accueillir Cheikhul Khadim ba mu egsee Libreville kooku mu ngi tudd Albert Grodé waaye kooku Albert Dolosi voilà astafurlah Albert Dolosi mais dinañu waxtaanam parce que moom dañ see teg ñaari at mu wàcc liggéey kooku dinañ ci ñëw plus tard lu tax mu wàcc liggéey moom nag moo jël Khadim Rassoul Libreville yóbbu ko Mayomba voilà dinañ wax ci ban contexte la waaye suñu ñëwee ci Brazza Pierre de Savona de Brazza origine italien la te officier tamit marin la voilà moom moo exploré fleuve Ogooué tey jii soo leen ñëwee Lambaréné da ngeen di gis ne am na benn fleuve buy jàll foofu buy xar Congo bi yëpp di dugg ba biir Gabon voilà fleuve boobu moom moo ko découvrir moom moo ko exploré voilà en 1875 ba 1879 moom moo ko exploré suñ ci tegee nag deuxième mission bu mu def moo tax missionnaire la woon loolu tax mu gën a siiw sax 1880 ba 1882 moom moo exploré tamit le bas Congo tey jii fu Cheikhul Khadim nekkoon muy Luango muy Mayomba muy Ludima ba Brazzaville moom tax ji nga Brazzaville sax tey jii ville de Brazzaville turam lañ ko jox moom moo exploré dëkk yooyu yëpp kon ça veut dire que moom moo xam Congo moom moo ko découvrir moom moo ko exploré voilà explorateur bu mag la woon moo sanc ay camps yu bëri Congo balaa Cheikhul Khadim di ñëw ñoom gis nga ñu ngi wax ay 1875 côté yooyu te tubaab yi sax egsi nañu bien avant biir Congo waaye moom moo dugg ba ci biir profondeur Congo yi découvrir village yi découvrir dëkk bi nu mu mel dessiner ay cartes voilà ba nuy français yi def ci ay postes nag yoo xam ni ba nu français yi di moomee Congo voilà 1886 gis nga ñu ngi jege léegi ñuy jege ñu ngi ci à 7 ans ñëw Cheikhul Khadim 1886 voilà 1886 lañ ko nommé nag commissaire général du Congo voilà Congo français moom moo doon commissaire général bi moom mooy numéro 1 gouverneur bi moo doon taxaw ministre colonie foofu voilà 1897 nag lañ ko wàccee donc ça veut dire Khadim Rassoul ba mu ñëwee ba 2 ans après lañ ko wàccee da ngeen di gis ni sax wàccee bu douloureux sax parce que dañ ko reproché ni moom dafa àndaloon ak nit yu ñuul yi te dinañ ko gis tout à l'heure voilà te daan yu mu leen doon daan méttiwul woon parce que ku baax la woon ñu wàccee ko nag remplacé ko par Henri Félix Lamotte moom moo tax ba mu ñëwee Congo français ci la Cheikhul Khadim complication yu bëri am parce que moom xam na ci kuy Cheikhul Khadim man ndax 1890 ba 1895 moom moo doon gouverneur du Sénégal moom moo commencé woon surveiller Cheikhul Khadim Rassoul moo tax jinga lii du hasard ça veut dire que noonu Cheikhul Khadim Rassoul lu nekkoon Sénégal dañuy yóbbu Congo mu ñu fekk fa te du moom rek parce que Leclerc voilà kooku dinañ ci ñëwaat après Leclerc bi jàppoon Cheikhul Khadim Rassoul tamit moom ba mu nekkee gouverneur commissaire général Congo daf ko indi voilà moom moo doon noonu dangeen ko gis commandant de cercle Diolé voilà Diolé moom moo piloté ba Lambaréné moo tax Cheikhul Khadim ba mu nekkee Lambaréné ku ko jàppoon jeewal tasante nañu waat foofu Lambaréné Doudou Mambay tamit magam Fara Biram Lo bu sonaloon Cheikhul Khadim Sénégal magam tamit Doudou Mambay voilà si année boobu tamit lañ ko affecté waat Congo ji nga ñu waroon Cheikhul Khadim Rassoul Sénégal ñëw ko fekk si waat Congo 1905 nag la wàcc liggéey voilà wàcc liggéey benn mission buñ ko sancoon mu ñëwaat Congo français def enquête bu nga xam ni mooy massacre yu amoon Congo français temps wu gouverneur commissaire général Émile Gentil dañu ñëw lañ ko missionné parce que massacre yu bëri xewoon moo tax Cheikhul Khadim ba mu nekkee Congo da ngeen di gis ni voilà kooku dinañ ci waxtaan nu ñu doon nootee nit yu ñuul yi nu ñu leen doon sonnalee foofu moo gënoon pire sax que Sénégal
voilà moom moo ñëwoon di def enquête bi waaye nag si yoonu ñibbisi bi 1905 dafa feebar xool lu yàlla di def rek Dakar la wàccee liggéey escale Dakar bateau boobu defee escale foofu la wàccee liggéey dëkku Xaadim Rasool la wàccee liggéey waaw loolu dafa kéemaan loolu sax waaw kooku mooy gouverneur Brazza waaye ba Cheikhul Khadim ngi ñëw 1895 voilà 2 octobre moom nekk fa woon mu ngi woon fii Algérie la nekkoon parce que dafa amoon ay lien d'attache avec l'Algérie dëkkam foofu la nekkoon moo tax foofu lañ ko denc sax balaa ñu koy transféré ba mu wàccee liggéey Algérie lañ ko denc voilà balaa ñu koy transféré officiellement Brazzaville aujourd'hui tey jii ku dem Brazzaville foofu lañ ko denc foofu la marié wu parce que Cheikhul Khadim ba muy ñëw avant avril 1895 mu ngi marié wu en Algérie après nag foofu la jógee nag dem ñëw France seet si ministre de colonie bi parce que 1 an la absenté woon ministre de colonie bi Chotan voilà moo tax Khadim Rasoul ba muy nekk Montagne Sainte Libreville la agsi mu ngi agsi le 2 Brazza mu ngi agsi le 18 janvier 1896 la agsi moo tax ndogal bu mu njëkk a jël ba mu agsee moom foofu la fekk aussitôt rek kii ñëw Samba Laobé Penda Ndiaye ñëw waa mbokk yi yemal ko fii ba beneen yoon ñu xuus si dugg nag si lu waral 2 ndogal yu mu jël yu nga xam ni mooy dafa bind lettre gouverneur général du Sénégal moo xam nga ndogal bu ñu exilé Cheikhul Khadim Rasoul Sénégal la jóge mu bind nag collègue am bu nga xam ni moo nekkoon gouverneur général Afrique occidentale française muy Jean-Baptiste Sodié da ngeen di gis ni lettre bu daw yaram la ko bind si à propos Samba Laobé Penda parce que mu ngi ñëw parce que Samba Laobé Penda da ko ñaan benn faveur ngeen gis ni dafa bind lettre bu nga xam ni yónnee ko pour ñu may ko faveur ainsi de suite ñu may tamit même faveur bi ñu Khadim Rasoul ak prisonniers yu sénégalais yu ñëw yëpp mu jëlaat 2e ndogal bu nga xam ni mu ni nañu transféré Cheikhul Khadim yóbbu ko Libreville jëlee ko Libreville yóbbu ko Mayomba moom la ñuy waxtaan transfert boobu nu mu demee ak article bi parce que yor nañu article bi courrier bi voilà mission bu mu santoon Albert Dolosi voilà lieutenant gouverneur bi mu yóbbu Cheikhul Khadim ak lu waral mission boobu nu Cheikhul Khadim eggee Gabon dinañ ci ñëw nu Cheikhul Khadim eggee Mayomba dinañ ci ñëw la prochaine fois voilà dugg si parcours bu mu def ak yëpp ak lieutenant gouverneur boobu Albert